président de la république moo ko jël démb dogal fësal décret bi moom ak ñi nga xamante ne ñoom lañ doon tuumaal mu di Yaya Bodian ak Mbaye Touré du ñàkk dinañ ci ñëw gën a yaatal ci li nga xamante ne rek moom lañ leen indil tey ci soir d'info si ñaari partie yëpp moo xam première bi wala deuxième partie bi daañu ñëwit ci li nga xamante ne moo di xibaar yi ak rédaction bi ni ñu koy defee saa su nekk di ci profito nag di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax te leen di jox seen wàccuwaay ni ma koy defee saa su nekk lundi bu jot ñu teew fi ak kenn coo xamante ne ci kër gi la bokk ci rédaction bi ñuy ànd tey ak Pape Djibril Fall Pape Djibril nuyu naa la. Aram di la delloo nuyu bu baax di nuyu Sénégalais yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu sunu gan gi bu baax. suñu gan wax nga ko mu di maître El Hadj Diouf kenn dootu ko présenté moom nag mu teew fi tey ñu nar a waxtaanee dossier Khalifa Sall ndax nag gis nañ ko ci taxawaay bi nga xam ni amoon na ko ci procès bi yëpp bu muy jàll ak it yenn événement phare yi nga xam ni xew na ci réew mi ak taxawaay bu mu ci am dinañ ci ñëw si kanam du ñàkk ak moom maître dalal ak jàmm. jaajëf. dañu ñëwit ci ñaareelu pàcc bi ak suñu ñaareelu gan di Cheikh Bamba Dièye nekk chef de file bu FSDBJ dina fi teew ci kanam bu ko defee ñu gën a yaatal waaye maître démb maa ngi koy wax dafa am xibaar boo xamante ni kenn xaaru ko woon ndax ñu bëri yaakaaruñu woon ne décision bu mel noonu président de la République dina ko jël ci moment boo xamante ne ni ñu si ëpp gisuñu ni feet am na wala nuñ ko tàmm di defee ci ay 4 avril wala lu mel ni discours à la nation yu mel noonu ñu gis président taxaw wala tabaski sax jël yenn décision yoo xam ni dina ci gracier ay nit mais démb yow ba nga yëgee xibaar bi loo jëkk a wax ci sa xel. alhamdulilah rabbi alamina di président li mu waxoon dina ko def na ko te góor cee wax ja. te xamoon naa ni amul benn raison pour téye Khalifa Sall ci kaso bi ndax ci Karim Wade wane woon na boppam. parce que ñoo bokk làng gi. te Khalifa doomu baayam la doomu ndeyam la. mais dañu gis yow si 4 avril bi bu muy jàll fête bi gannaaw défilé bi nga taxaw ne président dina gracier Khalifa Ababacar Sall tabaski bi weesu nga waxaat encore même chose xanaa maître dafa am lu mu yëgoon te nit yi xamuñu ko. mais dama xam nit xam jikko boo gën dama xam Macky Sall te xamoon naa dina bàyyi Khalifa Sall le grand maire de Dakar. da ngeen ci waxtaan. non waxtaanuñ ci sax mais xamoon naa dina ko bàyyi rek xamoon naa dina ko bàyyi. très bien alors. comme waxoon na ko wax na ko waxaat ko kon gisuma lu tax moo ko téye prison. mais wax bi am na ay wax yoo xamante ne dégg nañ ko ci notamment sortie bi nga xam ne defoon na ko ca RFI ba nit yi doon wax sax naan léegi condamnation bi définitive rabat d'arrêt gis nañu la nga xamante ne jël nañ ci décision lan moo taxoon ba léegi décret bi président jël temps pour signer grâce boobu nga xamante ne moom mënoon na ko may Khalifa Sall. d'abord moom lan la waxoon RFI lan la waxoon France 24 lan la waxoon France wax na ne dañ leen ko bàyyi. bon mais joxewul délai. waaw. mais comme ni mu ko waxaatee encore moom rek mu am sañ-sañ heure bu ko soobee heure bu ko neexee ku ñu condamné définitivement mu may la grâce loolu constitution bi moo ko may kon am na nu mu waxee woon ñëpp daan lu tax muy wax lii lu tax muy wax laa ma leen may yéen président lan la wax loo xam ni bi mu ne man lay neex ma bàyyi Khalifa la ajul pression yu bëri yi ay pétition ay wax yu bëri man kenn man a Macky Sall maa mën bàyyi Khalifa mais man la pourtant jarul coow bu nga ko bàyyee dina ko bàyyi mais bu ngeen fi nekkee indi coow lu bëri pression sur pression man xam naa sama waay xam naa Macky Sall kenn du ko teg pression alors moo tax ma la woon ñu bëri est-ce que duñ tardeel sax Khalifa Sall prison ci seen comportement alors que moom bëgg na ko bàyyi donc moo tax ma ne leen. kon moom moo ko jàppoon ba koy bàyyi. pour wax ci jeex na parce que non pour jaxase carte ki moom la yàlla may ak constitution bi yow mënoo ko mënuma ko moom mënu ko moom rek la yàlla may. non bàyyi bi nga wax laay wax. moom rek moo mën a bàyyi ku yoon tëj ba mu jeex tàkk bu leen jaxase xelu nit ñi man mosuma d'accord ci jàpp Khalifa Sall. wax nga ne xeex naa ci ba sonn mais pour bàyyi bi boo nee. day mel ni kon moom mooy tëj ko bàyyi mais li ma la wax mooy kuñ tëj ku ne koo mën a doon ci ki gën a tuuti ba ci ki gën a mag mennum nit rek moo mën a taxaw ni tëj ñu ne définitivement war nga tëdd fukki at
waaw téeméeri at ñetti at man président de la république may naa la doo tëdd ci kaso kon kooku yellee fam la ni mu ko waxee woon ne bu ma soobee te man lay soob Macky Sall bu ma neexee danaa ko bàyyi te bi dëgg heure bi mu toogee ba mu neex ko que mu neex que mu naqari moom moo wane dooleem foofu parce que constitution bi moo ko may dooleem da ngay boobu. waxaat encore li Pape wax léegi de. lu Pape wax léegi. déet nga ne moom moo am doole boobu noonu c'est-à-dire buñ la déggee si yenn termes yi nga koy wax day mel ni président dafa amoon tamit volonté wu noot nit c'est-à-dire moom mooy toog rek. bu ko sentiree def dara non loolu yaag Pape li ngeen di wax taxawul. mais yow yaa ko wax maître. li ngeen di wax non li wax dafa ni non loolu dafa ni. yow yaa ne bu ko neexee mu noonu di la wax. mais yow yaa ne bàyyi yow yaa ne. bàyyi bi moom rek moo ko mën def. mais ku jàpp mooy bàyyi. déedéet foofu nga xamul dara nag jàngoo droit xanaa. xam naa ne nee na nga pertinent dëgg weddiwuma la ko mais yaa xanaa ma soo def droit. non du question jàng defoo droit la. non du question jàng droit. non da déglu ma. les mots poursuite maître les mots ont leur sens. waaw yow yaa ne bàyyi. bàyyi waaw ci li nga wax rek. moom rek moo mën a bàyyi. ku jàppoon kon. waaye mënul tëj mënul jàpp mënul tëj. waxuñu tijji ba tey de. bàyyi la ñu wax bu ñu nee bàyyi rek grâce déglu ma mënu leen jaxase bopp Sénégal yi dama lay wax. mën a bàyyi ndax constitution sénégalaise moo ne benn nit Sénégal yëpp bu la tëjee ba pare moom rek moo la mën a bàyyi nga ñibbi sa kër kon du parce que nit mën na la bàyyi que nit kooku moo la tëj wala moo la jàppalu kon bu leen jaxase carte gi. non li nga wax moo jaxasoo. jaxasoowul na leer ci bopp Sénégal yi déglu. leer na ku ñu tëj ku ne. non leerul de. nga tudd Khalifa Sall nga tudd Awa Dieye nga tudd Lamine Tamba nekk biir Sénégal ci prison yi kenn rek mën a bàyyi même bu ñu tëjee 100 ans wala perpétuité mooy sa giiru dund mën a yow dama ñibbi sa kër ñu bàyyi la nga ñibbi pourtant yi xamul la doo tëjal pour crime rey nga nit ñu tëj la sa giiru dund rey nga nit ñu tëj la ñaar fukki at du dëgg président yeewu ni nañ la bàyyi nga ñibbi ndax may na la grâce est-ce que moo la jàppoon bi nga rey nit ki xam nga bu leen mun leen jaxase bopp dañu grâce xam naa da ngeen contre Macky Sall mais non dafa nànk rek xam naa Pape Djibril dafa contre Macky mais dans tout cela on n'est pas en train non déglu ma rek mënul jaxase bopp dañu ci côté boobu non avancé loolu non mais loolu duñ ko d'accord man ne duñ ko d'accord du ma wax loolu non d'accord nee na yaa wax mais bul wax affirmation nee na ma yaa ko bàyyi mais bàyyi ak jàpp du benn mais bu ñu la jàppee ba pare atte la ba pare tëj la ba pare nga nekk Tambacounda rey fa nit président gracieux la est-ce que président moo la jàppoon xam nga man Sénégal yi lay wax ndax dañuy di jàq say bopp nit ñi dafa bëri président ñi muy gracieux ay 400 personnes ay 1000 personnes dama leen a xam mais grâce dafa est-ce que moom moo leen jàpp bàyyi leen jaxase bopp nit ñi. waa grâce dafa am ci condition yoo xamante ne ci lay wékku wala faveur la bu président mën a xëy rek jox ko. am na condition te faveur la ñaar yëpp la bu ñu lay àtte te pareeguloo. ci kaawu Khalifa ndax remplir woon na ko. remplir na yëpp wax na ko Soham Wardini maa ngi toog salle des banquets mu ne ko li ma bëggoon nag mooy nga bàyyi maire Dakar nag président ci dialogue national bi maa ci salle bi toog mu ne ko damay nekk àtte yi jeex. xam nga kon jëloon na engagement. te moo tax ma ne la xamoon naa dina ko bàyyi. devant tous les Sénégalais mu bëgg jàmm moom président bëgg ñëpp génn ñëpp mën a waxtaan seen biir Sénégal nekk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mu ne sama Soham Wardini bu procédure bi jeexee complètement man dinaa ko bàyyi moo ko wax def na ko it léegi nag condition bi mooy. procédure bi jeex tàkk nga am condamnation définitive mooy àtte bi jeex na tàkk. boobu rek mooy condition bi loolu pare. léegi nag faveur ñëw président boobaa nag moom mooy seet ku ko neex ak nu mu ko neexee ak kañ la koy neex loolu mooy naqari gaañ yi. ndax bii constitution moo ko may loolu. ndax bii nii libération bu Khalifa jugewul ci li nga xamante ne noté nañ ko ca Massalikul Jinaan ndax nag foofu noonu jóge na fa ak président Wade génn xam nañ ne am na waxtaan bu mu sekk ak xalif bi est-ce que loolu bokkul ci li précipité tey mu libéré Khalifa. loolu mënu ma ko wax parce que man duma fen parce que nekk moon Massalikul Jinaan ba président ne wax ak bàyyam Ablaye Wade ak xalif général yàlla fi yàggati wér Sëriñ Mountakha du dëgg mais par contre fekkee dans salle des banquets wax naa la ko léegi ma Soham Wardini ni ko bu procédure bi jeexee dinaa ko bàyyi kon président naroon na koo bàyyi man nee naa fi sax ci benn télé xuma rajo ni bu ñu bàyyee coow lu bëri li bàyyi menaces yi bàyyi pression bi ay pétition lu ne mel ni ñooyu ñoo tax président bàyyi ko président dina seetaan moo tax ma ne ñii
seen yëngu yu métti yi est-ce que du ñu nar a yàggal Khalifa Sall prison parce que bu ñu bàyyoon président rek ak sagoom rek xëy na bàyyi na ko bu yàgg te président mënul dox ci kaw pression. Pape. bon d'abord damay rectifier maître li mu wax ne dañ ma contre Macky Sall amuñu benn intérêt pour contre ko mais boo faree da ngay foog ne ñëpp dañu contre soit dañu far ou dañu contre ñun on essaie de faire notre travail te li ñu bëgg mooy à chaque fois li ñuy wax mu leer ci baat yi ngay wax rek yow borom xam-xam nga xam nga ne les mots ont leur sens. moo tax baat bi nga wax ci laa taxaw pour rebondir. pour mbir yi leer jàpp nga ne leer na waaye man dafa gën a lëndëm suma xel parce que bu fekkee ne da nga wax ne président de la république moom am na possibilité grâce ñu ne ñun kat dafa am jamono yu ñu gis ne ci lañ baaxoo woon di def ay grâce moment bi ñu gis ne contre toute attente li nga xamante ni bàyyi nañ ko ci moment bi boole ko ak ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Touré ak Yaya Bodian contexte bi mën na tax nit ñi interroger wu ci yu bëri c'est-à-dire que yoo xamante ni ça va même au-delà de Macky Sall c'est-à-dire mooy aujourd'hui sunu système judiciaire wala sunu constitution ni muy jëlee doole joo xamante ni jàpp nañ ne bëri na jox ko nit boo xamante ni su ko neexee mu tëj parce que gis nañ procureur gis nañ ministre de la justice yoo xamante ni wax nañ ci ba tey nekkoon nga fi campagne présidentielle déggoon nañ sa gis-gis ci justice boo xamante ni jàpp nañ ne li koo xamante ni jamono yi la ci génn jàpp nañ ne c'est une justice aveugle boo xamante ni est-ce que jotul tey ñu réformer ko est-ce que jotul tey ñu gën a xool nan la ñuy def ba justice bi du dale ci nit noo xamante ni su dalee ci moom xëy na duñ ko may fu mu yàkke nakam ba perdre loo ko ay ñetti at de sa vie ñu daal di xëy daal di koy génnewaat daal di koy féexal ci loo xamante ni xëy na explication yi dafay troubler ñu bari ku mu dalul sa kaw nag mën ngaa jàpp ne c'est pas grave mais ñi mu dal seen kaw tasaare taqale la ak sa njaboot taqale la ak sa famille ñoom dañ koy sentir bu baax est-ce que aujourd'hui il y a pas lieu de s'interroger sur son système judiciaire. oui maître. kii moom day jaxase balaase il saute du coq à l'âne wax na fi lu fulu wax na fi réforme système judiciaire te par rapport ak grâce bi nee na am na ci ay contexte yoo xam ni ci lu ñu joxe grâce loolu aussi ñàkk xam-xam ci droit non dama ne constat la dañu constaté ne dafa amoon période yoo xamante ni maître gis nga aussi. loolu amul parce que non bu ñu bëggee waxtaan aussi il faut qu'on se respecte. dama la déglu déedéet du ma ko nangu. dama la déglu nga wax non Arama du ma ko nangu. doo ma dog mais yow aussi. doo ma dog dama la bàyyi nga wax li nga wax. mais il faut nga respecter nit ñi aussi. mais li nga wax dara taxawu ci dama la déglu. mais yow li nga wax aussi dara taxawu ci. d'accord naa. mais non. yow yaa ma wax loolu ma wax nee na. maître nee na dafa am contexte boo xam ni ci la ñuy joxe grâce. waxuma loolu dama ne dafa am contexte yoo mais waxuma loolu mais bul ma wax loolu dama soulevé ni di sob di kokaal di jógee fi dal fi jaxase mélange non mais justement yooyu yëpp laa woon ko di ko non amul cohérence li muy wax ba pare bu ginnaaw ma woon ko di ko li ngay wax amul cohérence il faut qu'on s'entende entre justice bi mu war a réformer non li ngay wax yow moo amul cohérence parce que mais parce que yow aussi li ngay wax xam nga nag neexu ba neexul waaye rek léeg-léeg nga développé dominer nit ñi mais tey mënoo dominer mais El Hadj kon non je ne cherche même pas à dominer gën a dar rek góorgóorlu rek nga mën a muñ non juste man dogguma la benn yoon non Aram li nga wax yëpp dara taxawu ci dama laa déglu mais yow li nga wax dara taxawu si mais dafa commencé damay démonter li nga wax pièce par pièce laay démonter xam nga dama ko laaj dama koy démonter pièce par pièce yi wax yëpp may moom démonter ko dama ko laaj dama ko dund religieusement mën nga ko tontu sans attaquer tamit non mais parce que boo commencé non boo commencé ne man dama contre Macky Sall ma ne la c'est parce que yow da nga parloo ba yàqu moo tax xamoo ku nekk à équidistance waaye du ma waxee xam nga attaqué nga ma ci loolu non mais yow yaa ma attaqué xam nga tontu mu non ci loolu sax yow yaa ma attaqué mais dama may wax s'il te plaît mënuma nangu loolu ma ne Aram réforme bi ma ne déglu ma rek dama koy tontu moo dagg ma xam li may wax lu ma neex laay wax ma ne bi muy wax woo ko li mu war a wax man du ma ko ñu terroriser intellectuellement dama kenn terroriser wu la mais il faut respecter déglu li mu wax doo ma wax li may wax Aram da ngay noppi may ma tontu ko moom non il faut doo ma wax li may wax non moom dafa wax tànga ko li ngay wax non mais même pas je suis invité non mais wax nga lu ko neex non may ma tontu ko parce que li mu dara taxawu ci may ma tontu ko il faut que mu respecte mais il faut ñu déglu wante yéen tamit nee na ma ne il faut qu'il respecte les gens on peut pas passer notre temps non mais il faut que mu respecte nit ñi ñu waxtaan ci teg ci mais man ko déglu ma déglu ba nga wax pare déglu ma tu auras le temps de relancer par rapport à autre chose tamit mais non je le respecte beaucoup mais il faut quand même qu'on se respecte dama bëgg ñu waxtaan ci teg ak tey nekku noppi wax nekku noppi wax dama ni nee na dama far ba ëpp Macky Sall maa taxaw ni ko Yaya Jammeh dañ koy jaay doole war a koo génne ndax président la comme yow maa taxaw ni ko Khalifa Sall dañ koy jaay doole war a koo jàpp ci boobu maa ngi Benno Bokk Yaakaar ànd ak moom man damay far ba pare di ko dëgg
moom nag dafa wane ci émission yëpp que ku bañ Macky Sall la ku contre Macky Sall la. mais justement c'est faux c'est faux. mais ci la jëm c'est faux loolu. mais sama position. mais c'est faux nee nga dama far ba ëpp. mais xam nga yow da ngay. wan naa ko ni man faruma ba ëpp damay ànd ak Macky Sall di ko dëgg. la réforme wan naa leen ne waxuloo dëgg ndax man Macky Sall dama ànd ak moom ba pare. di ko dëgg mais sunu différence mooy entre Mange Mil et quelqu'un qui n'est pas ma yeggali comme nangu woo leen tontu si question. nangu woo tontu mais man ci laay tontu ni yow it. mais tontu woo ma dama ne la contexte bi mu wax moom de juriste moo tax ndax amul benn contexte benn moment pour grâce Karim Wade bi ñu koy may grâce néguñ tabaski néguñ 31 décembre kon loolu c'est faux ku xam droit du wax loolu président rek mooy baaxee sénégalais yi ci bisu pardon muy tabaski ci at bu bees bi mu jox leen seen fête entre Noël cadeau Noël ak cadeau fin d'année mu ne sénégalais yi may naa leen génn ñenn ñi tabaski mu ne may naa leen waaye heure bu ko neexee comme ni mu ko defee Karim Wade négul ba 31 décembre mu bàyyi Karim Wade négul ba tabaski mu bàyyi ko dafa toog ba mu neex ko mu bàyyi ko. bu ñu nee remise totale. may ma ñëw non avant remise totale xam nga soxna si. remise totale damay leeral Sénégalais yi. principal lan lay tekki du ma tontu ci loolu may ma leeral lii ba pare. du ma bàyyi dara lëndëm avocat laa nag bul fàtte ni damay téye morceau di ko toj ba teex ba toj ma di la yëgal ni justice bi war a réformer lu ñuy réformer loolu affaire waxi contre waxi opposant la bu dee Khalifa Sall tax ñu war a réformer justice bi depuis Senghor ba léegi pouvoir de grâce Senghor amoon ko Abdou Diouf amoon ko Abdoulaye Wade amoon ko Macky Sall am ko tey ñi ko bañ seen xol yi dagg boo Macky Sall jëlee décision taxaw naan benn nit nga jox ko pouvoir muy gracier waxuñu ko woon temps yu Abdoulaye Wade waxuñu ko woon temps yu Abdou Diouf waxuñu ko woon temps yu Senghor dëgg rek a neex yàlla tey ji subitement comme Macky Sall la ñu ne non c'est pas normal war nañ réformer justice bi waruñu bàyyi nit rek mu am pouvoir heure bu ko neex mu bàyyi ko jàpp ma ne le pouvoir de grâce c'est la constitution sénégalaise moo ko jël jox ko benn nit depuis Senghor ba léegi heure bu ko neexee wax na ko nu mu ma neexee heure bu ma neexee ñëpp di ko jéem a ngañ mais dëgg la waxoon kan moo mënoon a génn Khalifa Sall ku dul Macky Sall tey te peine bi jeexagul te nee na heure bu ko neexee du heure bu ko neexee démb la ko génne ku ci mën dara. mooy super pouvoir yi ñuy wax rek loolu tamit. nit loolu est-ce que mu ngi soog a am xam nga wax nit wax day yenu maanaam ci wax day féete boor. nit yi mën nañu am sañ-sañu tamit maître ne la ne la ndax waruñu xoolaat Senghor nekkoon na fi ma soo koo wax keneen masu koo wax Abdou Diouf nekkoon na fi di gracier ku ko neex kenn masu koo wax. d'accord Abdoulaye Wade nekkoon na fi di gracier ku ko neex kenn masu koo wax nañ réformer justice bi ndax benn nit warul am pouvoir yooyu yëpp ba pare Macky Sall ñëw ñu bëgg a wax ba pare ñu naan man maa wax lu fulu fu ma la waxee lu fulu nee naa la ku nekk Tambacounda ñu gracier ko nga nekk prison Kédougou prison Diourbel dañuy toog ñu ne gracier nañ leen Macky Sall xamu leen est-ce que moo leen jàpp. d'accord non bu ñu nee damaa rendre flou parce que moo leen bàyyi mais am na ñu am grâce Kédougou ci grâce bi passé tabaski bi matagul weer rek daa ko tabaski am na ñu am grâce Saint-Louis président dina la xam. leer na 400 personnes yi président xam na leen mais boo gëmloo Sénégal yi nga xam ñu ci bëri yàlla na ma yàlla baal xamuñu justice. booy ngan na nga dolo di leen expliquer loo xam ne dara amu ci taxaw naa leen président bu mbet Diouf ne dafay bàyyi kon ça veut dire que mooy jàpp ma ne ñi mu bàyyi Diourbel te xamu leen ñi mu bàyyi Kédougou te xamu leen est-ce que moo leen jàpp xam nga wax day yenu maanaam waaye waxi ko contre moom toujours day contre rek ba réer ci biir contre bi léegi